mbokk yi jërë ngeen jëf yéen a ngi seen site la teranga.info mën ngeen suivre aussi tamit tey ci YouTube tey jii ñu am entretien exclusif ak Opa Kadior Mendy di responsable communication parti bii di AG Jotna mais aussi tamit doon directeur commercial ak marketing bu Dakar Dem Dikk ñu fas yéene waxtaan ak actualité politique bi Opa ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Serigne Gueye maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu sunu ginnaaw ba la nuyoo dañuy dikk ci waxtaan bi fas yéene waxtaanee actualité politique bi en général tey jii ñu njëkkee rek comme d'habitude comme responsable nga à Ziguinchor da nga créer le Grand Ziguinchor di nga ñu wax lan mooy Grand Ziguinchor mais aussi tamit mën nañu ko def ak Grand Sénégal bu Doudou Ka ak yéen ñëpp ay responsable ngeen nekk Ziguinchor est-ce que wujje la wala lu tax yow nga inspiré wu ci loolu lan la ko mën a tuddee li nga def noonu. jërëjëf man question moom dinaa si sawar lool ndax man bu ñuy wax Grand Ziguinchor wala Grande Afrique wala Grand Sénégal man bi ma doon jàng laa ko xalaat di ko doon théoriser bi ma jógee campagne 2012 ba ñu fal Macky Sall jaare ko ci loxo sénégalais yi dama ne faw ma bind téere man ma wax man lan mooy sama gis-gis ci wàllum politique biir Sénégal ak biir Afrique ak biir àdduna ci laa commencé di naan bon man Ziguinchor bi ma xam ne fa laa sokkee ko fa laa fekk baax foog mu am li ma fay def foog mu doon sama base bu su ma bëggee Sénégal ñu naw ma foog Ziguinchor mu am lu mu fay def donc ci laa commencé théoriser le Grand Ziguinchor depuis 2012 2013 2014 bi ñu ma génnee sama téere bi tudd histoire politique de l'Afrique donc c'est vrai que weer passé là de façon officielle sandi le génnee le Grand Ziguinchor ndax dama jàppoon balaa ngay nekk ci wax ju bari di politicienne wala di def loo xam ne gars yi dañuy jàpp ni yow politique rek nga la tax a jóg foo nga liggéey ba nga am résultat nga am bilan daanaka ba ñu ne ñu naw la ci yow ca njàmbaar ci sa liggéey bi nga jot a def donc àdduna dox ba ñu am jéego comme ni nga ko waxee ci kër gi ma nekk muy Dakar Dem Dikk ma ne jot na nag ma léegi nag de façon officielle ma dem gën a jokkoo ak samay askan Ziguinchor ne leen lii daal li ma doon lu ngeen doon remondaat ci suuf li ngeen doon dëgg ne Opa Kadior dafa doon def lii wala lii la bëggoon tey nag fas yéene naa teg ko ci table bi ngeen xam ni man lan moo nekk ci le Grand Ziguinchor lan laa ci nar ak lan laa bëgg ñu ànd liggéey defar ko Ziguinchor. léegi lan moo ci ne maanaam lan la ëmb. donc ci bi ma ko doon lancé nag tax na def na weeru ci gannaaw Doudou Ka lancé le Grand Sénégal donc moo tax gars yi jàpp ni man dama inspiré wu ci Doudou Ka le Grand Sénégal mais bokkul ndax man dama jàpp ni. moom moo inspiré wu ci yow. non jàpp ma loolu dama jàpp ni daal moom xëy na Sénégal en général moo ko ñor. man dama jàpp ne tey le Grand Sénégal ku koy incarné mooy le président Macky Sall donc te ñun ñëpp ay lieutenant-am ay ndawam dañu nar a dem ku ci nekk sa base nga liggéey sa base Doudou Ka base am Ziguinchor la man Ziguinchor mooy sama base fa la fekk baax man li ma ñor tey naam Sénégal ñor na ma Afrique ñor na ma mais li ma gën a ñor tey ak fi ma toll sama doole fi mu toll Ziguinchor moo ko ñor donc na mën a fexe le Grand Sénégal c'est l'affaire de Macky Sall. c'est l'affaire de Macky Sall ak les responsables nationaux comme président Macky Sall wala président Moussa Diop au niveau macro. voilà. moom Macky la. voilà Macky Sall moo fay gérer yéen la mais c'est-à-dire que kon da ngeen doon invité comme Doudou Ka. voilà ñu gën a commencé liggéey Ziguinchor balaa ñu wax Sénégal. parce que ndax boo gisee résultat élection présidentielle yi weesu. ak li ñu fa daj daanaka sa Sonko lu mu ñu woon ci lépp ci ñàkkum liggéey ñi mel ni ñoom Doudou Ka ndax Doudou Ka bu defoon liggéeyam ni mu ko waree ci fonds yi bu ñu ko dénk. nar a jàppale xale yi ci seen xëy seen gëstu daanaka Sonko lu mu am Ziguinchor wala Casamance du ko am ndax ñooñu ñoo deful seen liggéey responsable APR yoo xam ne Macky Sall da leen wóolu jox leen ndombal tànk pour ñu jàppale ndaw yi jàppale jigéen ñi defuñu seen liggéey moo tax ñu bëri tey Casamance wëlbatiku naan dañuy jàppale Sonko taxul Sonko moo fi def loo xam ne kenn defu ko fi de wala wax kenn waxul. dañoo gis ni mooy responsable yu ñu dénk ay ndombal tànk ci APR. voilà te defuñu lu war a Ziguinchor. defu lu ñu war a Ziguinchor mais du Sonko moom performant. du Sonko moom performant naam am na lu mu mën maa ngi koy nangul ndax boo gëmee yàlla dafa am loo xam ne nit ki daal bu ko amee da nga koy nangul di ko ñaanal jàmm mais jàpp naa ni Sonko defu fi loo xam ne tax na ba ñi naan waaw góor au contraire ndaw yi frustré daanaka faj gàcce la ndax ma jox la benn exemple mu ndaw bi ma doon dem campagne porte à porte. pour élection yi pour falaat président Macky Sall au premier tour dama dem nee ma gis ay ndaw man leen man de Macky Sall moo ñu yebal man mi milité Ziguinchor pour ñu ñëw jàppale ko joxaat ko deuxième mandat mu eggali liggéeyam
ndax mu yóbbu Sénégal fu mu ko bëgg a yóbbu ndaw ñu ne ñun de Ousmane Sonko la ñuy woteel ndax Ziguinchor amul lamp ma ne mais yéen xam nga ni am lamp wala ñàkk am lamp Ziguinchor du coobare président Macky Sall ñu ne waa xam nañu loolu ma ne loolu liggéeykat ñu ne liggéey monsieur le maire la ñu ne waa léegi nag ñu ne ma monsieur le maire de daa daw laqatu naan Macky Sall lay jàppale kon ñun du ñu voté Macky Sall ndax bu ñu voté Macky Sall day jàpp ne bu gagné monsieur le maire moo xam ne defu fi lamp Ziguinchor moo tax mu gagné. mais yow en tant que jeune responsable politique yow léegi lan nga namm pour que la mouvance présidentielle retrouve Ziguinchor du lu yomb parce que Sonko comme li wax teg na fa tànk mais ñi ngi jël dem ci ay local lan ngeen na ma def pour récupérer waat Ziguinchor. man li may ñaax ñu àndal ci mouvance présidentielle mooy ku ci nekk na nga def sa liggéey na nga def le président Macky Sall sant dala sant xam nga président Macky Sall daanaka moom la fi yàlla teg jaare ko si loxo Sénégalais mais dafa am ñu mu dënk dara pour liggéeyam maanaam gis-gisam Sénégal mu mën a nekk donc Doudou Ka bu ñu ko dencee FONGIP mooy delluwaat ci moom dafa nar a xar tànk tëbëyam ndax liñ ko dënk xale yi gis seen bopp ndaw yi jigi gis seen bopp ñëpp gis seen bopp du waa Ziguinchor waa Casamance donc waaye Sénégal yëpp gis seen bopp waaye dañu gis ni Ousmane Sonko li muy am Casamance wala Ziguinchor ñàkkum liggéey ñu mel ni ñoom Doudou Ka moo tax mu am loolu noonu donc bu ñu bëggee amaat doole foofu noonu Casamance wala Ziguinchor foo ku nekk lu ñu la dënk nga liggéey ko man maa ngi sant yàlla bu baax a baax ndax as tuut lu ñu ma dënk fii jaaree ko si loxo président Macky Sall ko jaaree si loxo directeur général Me Moussa Diop maa ngi def sama këmtalaay kattan lépp loo xam ne daal Dakar Dem Dikk mi ngi koy def ci jéego Sénégal man dinaa xeex def li ma mën sama xarañ pour Ziguinchor Casamance gis ci boppam. mais Dakar Dem Dikk egg na Ziguinchor. egg na Ziguinchor waaw def nañu Sénégal Dem Dikk depuis le 1er février 2017 Ziguinchor ci la am liñam donc ñun dañooy xeex pour Ziguinchor mën a am liñam ñu wëlbatiku Vélingara am liñam Kolda am liñam Sédhiou am liñam bu ci yàggul rek semaine passée la Bignona am liñam ligne Sénégal Dem Dikk maanaam ligne ñoo xam ne climatisé am kaaraange dem ak dikk bi diggante Dakar ak yeneen gox yu nekk biir Casamance. est-ce que tey jii li tax ngeen mën a am doole foofu mën na ne mooy ngeen ànd bis yéen a ngi waa APR yëpp ku ne bàyyi ay égoom ngeen ànd doon benn. xam nga politique comme ni mu ko waxee nuñ la yaree nga ciy demee am na ñoo xam ne seen matadi moom la ñuy yóbbul ci politique ba tax na du ñuy nangu dëglu du ñu nangu ànd ak kenn dañuy jàpp ni ñoom ñoo mën ñëpp ñoom ñoo dàq xalaat fépp te loolu nit daal da ngay maandu nga xam ni fi nga mënee am na kenn xam ne am na feneen fànn fu mu mënee donc tax na ba ni ma gisee mbir mi nu mu tëddee nu mu laloo jéemaat waxtaan gis nañ ni ñu ko sëqal foofu ñoom daanaka yitewu askan yi taxule naa jóg ñoom nu ñuy fexe ba gisi seen bopp wala seen i mbokk loolu moo leen tax a jóg ci li ma gëstu ba gis ko ba lamb daj donc boo gisee tey ndaw yu bëri wan leen gannaaw wan ñu président Macky Sall gannaaw ndax bëgg nañ Macky Sall seen xol mais dañu jàpp ne Macky Sall dafa bëri yormande trop ci ñoo xam ne ñi ngi foofu te defuñu seen liggéey donc ñooñu pour fañ mën a faj seen mer dañuy dem jàppale koo xam ne kooku dafa jàmmaloo ak ñoom jàmmaloo ak président Macky Sall. Opa est-ce que local yi mën nañ xaar Opa nekk candidat. Su ko yàlla defee bu ñu mayee may ñu gudd fan xëy na ndax fii li ma ëppal solo mooy dem liggéey sama base mooy weekend bu ne ndax yàlla def na Dakar laay liggéey mais Ziguinchor mooy sama base donc li ma mën mooy vendredi ci guddi jël yoon bi dem Ziguinchor milité fa samedi dimanche suba ngoon ma teguwaat ci yoon bi ndax moo na xëy lëndi loolu lañ ci mën wala bu ñu jëlee congé dem foofu noonu mais jàpp naa ne daal bés bu nekk saa weekend bu nekk bu ñu demee Ziguinchor gars yi askanu Ziguinchor dañu ne yow de gis nañu jéego yu nga ñu fi defal ñun en tant que Casamance en tant que Ziguinchor waa ci fa ngay liggéey bëgg nañ daal yow xalaat bi nga fi indi bu bees muy waa AG jot na ak leneen lu bees loo fi indi muy le grand Ziguinchor bëgg nañu nga ñëw dëggal sa bopp nga ñëw ñu ànd ak yow ndax mairie bu ñu la ko joxee am nañu yaakaar di fa am lu rafet lu ñu fi def ndax am na ñu ko fi jox ay ataki at am na koo xam ne moo fi nekk 2009 ba 2019 kenn gisul daanaka lu rëy lu mu fi def. Abdoulaye Baldé waaw Abdoulaye Baldé fan yi rek la naan dafay indi ay lamp yu bees biir Ziguinchor man dama jaaxal dama ne ku ñu fi fal 2009 ba 2010 ngeen doog a naan da ngay leeral Ziguinchor loolu dafa jaaxal nit ñi. lamp yooyu du résultat lampadaire yooyu mi ngi fépp. waaw c'est l'état du Sénégal. voilà c'est l'état du Sénégal donc koo xam ne yow mënoo gis ñu dara feesul suñu bët Ziguinchor daanaka dafa mel ni bés bu nekk Ziguinchor de gën a dellu gannaaw donc ay cuune ñoo nekk di gérer Ziguinchor te keneen ku fi ñëw kuñ fi gis fii ci kuje politique tamit muy Sonko wala kenn ay cuune li tax ndax wax rek lañ fi indi gisuñu fi lan loo xam ne lañ ko teg ci table naan man de lii laa bëggal Ziguinchor au contraire moom muy député
xam nga bu ñu la falee député boo dëkkee Matam député Matam nga boo dëkkee Kaolack député Kaolack nga moom député Sindiang la gën a amee nu mu tudd Som Forest daanaka Sindiang la ko gagné député Casamance la daanaka. Sonko léegi Sonko moom sànq est-ce que du dimension nationale bi mu am parce que candidat élection présidentielle la def résultat yu baax moo tax mënul doon koo xam ne day jël rek Ziguinchor pour di ko lii peut-être mun na jàppee ne moom député du peuple la. non député du peuple lañ ko falee. da faluñu ko candidat wala leneen député du peuple donc da nga war a def sa liggéey liy tax muy feeku weer wu ne mooy il est député du Sénégal. pourtant en tant que député il fait son boulot mu ngi wax ci affaire finance di wax ci affaire bonne gouvernance xam nga boo nekkee loo xam ne c'est aérien c'est théorique loolu dafa yomb ndax da ngay dem lire looy ñaar ñetti téere rek nga ñëw di wax di ratate mais askan bu la fal ñoom dañuy xaar nga wax ñoom seen i gis seen i coono seen i bëgg-bëgg seen i mbébét ak yeneen donc moom tey Casamance am na lu bëri loo xam ne nar na ko wax du ñu dëgg lu bëri mu koy wax le fait que par exemple Ziguinchor amul lampe Sonko mënoon na ko wax mën na décrire gestion du maire Abdoulaye Baldé bu baax wala le fait que Doudou Ka new di jàppale ndaw yi ci wàllum FONGIP mu wax loolu pourquoi ñu fal Benoît Sambou ministre en 2012 d'agriculture ba tey kenn waxatul Casamance grenier du Sénégal dañuy wax Rive de la Vallée ak yeneen gars yi daal dañu wane seen politique dafa laaj maanaam daf ñu loo xam ne fees na bëtu Casamance yi Ziguinchor waaye donc Ousmane Sonko en tant que député foofu noonu mënoon na ko wax mais ci li muy wax lépp loo xam ne. pour yow responsable daal yi Macky Sall fal foofu defuñu seen liggéey. xëy na mu am lu ñu jot a def waaye ñun ndaw yi Ziguinchor daanaka seen bopp gisuñu seen bopp ndax daanaka ñoom ñoo jur Ousmane Sonko responsable bi fa Macky Sall teg jox la ndàmbal tàng pour ñu liggéey wàllu woowu noonu ñoom ñoo jur Ousmane Sonko ndax tey Ousmane Sonko bu dem bés buy am ndaw yi dem di ko jàppale dañu gis ni gis nañu seen bopp si gars yooyu noonu moo tax ñu dem jàppale Ousmane Sonko du leneen. léegi ñu ñëw ci Dakar Dem Dikk pour première partie bi Dakar Dem Dikk gisoon nañ fan yee passé directeur bi gën di tontu syndicaliste yi ci ay retard de salaire ak problème d'argent yi doon am lancé ngeen Sénégal Dem Dikk léegi yéen a ngi Afrique Dem Dikk lan mooy projet yu Dakar Dem Dikk est-ce que jafe-jafe yi wàññeeku na léegi. jafe-jafe yi wàññeeku ñu lu bëri daanaka lépp jeexul dafa am ay jafe-jafe yu ndaw yu fi nekk xam nga mënoo fekk kër nag fii fukki at. wala lu ko ëpp nga naan ci benn at wala ñetti at nga koy saafara am na yoo xam ne day jël temps pour nga saafara ko waaye sant yàlla lu bëri mi ngi sunu gannaaw te coow lu retardu salaire yooyu tamit mi ngi sunu gannaaw ndax dafa amoon xam naa bi ngeen ko seetaanee fan yi lu bëri déjà ñëw na wax na lu ci ne waaye ay jafe-jafe la amoon la jafe-jafe ministère des finances amoon waaye lépp dellu na ci yoon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax donc am si coow ba amoon nag ay syndicalistes yu ci bëggoon dugg pour dóor marto waaye yooyu antul ndax Sénégal yi xam nañu Moussa Diop liggéey la fi moo ko fi indi liggéey moo ko fi teg te liggéey moo du leneen moo ko fi jëlee donc du wax bu bëri du chantage du dóor marto donc moom ñu ngi sant yàlla bu baax si Sénégalais yi ñu ngi koy seedee liggéeykat la te loolu moom ku wax Moussa Diop Sénégal ñëpp lañ naan kii liggéeykat la te ñu ngi sant yàlla donc jafe-jafe salaire yi loolu lu ndaw la woon mu ngi sunu gannaaw donc comme ni nga ko waxee ñu ngi lancé ay lignes yu bees li ñu Louga li ñu Diourbel li ñu Sédhiou at fan yi weesu li ñu Bignona ak yeneen li ñuy Kédougou ñu ngi koy waajal tamit donc loolu mooy Sénégal ndax président Macky Sall moo fi wone ni Sénégal yemul Dakar donc lépp lu baax loo xam ne dañu ko bëgg a baaxal Sénégalais yi nañ ko yóbbu fépp Sénégalais ne donc mu dënk Moussa Diop direction Dakar Dem Dikk ci lépp luy dem ak dikk bi Moussa Diop mu ne ko man de président xam naa fi ngay gisee danaa ñëw appliquer dëggantaan ñëw sa gis-gis ci wàllum Sénégal donc moo tax ñu jël jógee Dakar ñu dem ci yëpp gox-goxaanu biir Sénégal te bu soobee yàlla ci fan yi di néew dinañu motal région Sénégal yi yëpp ak bisu Sénégal Dem Dikk donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu jógee foofu nag le 2 décembre bi di ñëw la ñuy lancé Afrique Dem Dikk di ko tàmbalee ci sunu réew frère bi di Gambie pour lancer ligne Dakar Banjul pour Afrique Dem Dikk après nañ def Dakar Rosso. léegi c'est bien léegi na ñuy dundee concurrence bi VRT ñu ngi ñëw gis nañ TER bi est-ce que yooyu du indi gàllankoor ci Dakar. non loolu ñu ngi ciy sant yàlla ndax loolu la gars yi di wax transport de capacitant mooy loo xam ne day mën jël ñu bëri. transport de masse quoi. waaw transport de masse day jël ñu bëri waaye ci toujours karange ak bànneex donc loolu du jafe-jafe pour Dakar Dem Dikk ndax am na syndicalistes yu ko doon wax mbay malheureusement nag am na ñoo xam ne souvent bu ñuy wax du ñu xam lu ñuy wax lan la.
boo gisee BRT par exemple dafa am yoon bu muy jël te CETUD moo xam ne mooy seetu dem ak dikk bi biir Dakar dafa ne jarul ñuy continuer di am ligne ñu Dakar Dem Dikk ci yoon boo xam ne BRT dafay jaar donc au lieu que muy jaar foofu dañ koy dindi ñu yóbbu ko feneen foo xam ne parce que ndax ñii nañu jóge si yeneen gox goxaan di ñëw fekk si BRT bi donc lan moo leen fay jëlee ci gox goxaan bi di DRT mooy bisu Dakar Dem Dikk donc au lieu que bis bi di tàllal di dem ci yoon topp yoonu BRT bi day jógee si yeneen gox goxaan yi muy jëlee ñi indi leen foofu noonu di leen yóbbu leen foofu noonu donc loolu lu ñuy ñàkk ci fii dinañ ci am ñaar ñett ci fee donc loolu parce que ñi soxlawul au centre. voilà à l'extérieur exactement am nañu ko soxla am nañu ko soxla donc mbir mi daal bu ñu ko seetoo ñu gis ni loolu ñu ngi si sant yàlla loolu lu baax la ci Sénégal te lépp lu baax ci Sénégal même bu dee Dakar Dem Dikk ci war a ñàkk lu ndaw loolu garaawul ndax lu ci ëpp solo mooy sénégalais daal nañu dem ak dikk si jàmm ak kaaraange. léegi ñëw ci actualité pour jeexal ak bu AG jot na. yow rek laay dégg. wala nga dégg monsieur le directeur Moussa. AG jot na au-delà de Macky Sall ñi naan première deuxième mandat troisième mandat yéen lan mooy seen ambition. ci wàllum politique Sénégal. waaw xam nga boo demee ba. je ne parle pas de votre coalition mais je parle AG jot na. AG jot na dëgg naa bu wax li nga xam nga boo demee ba créer parti. képp ku créer parti jëlu nguur moo la tax a jóg. AG jot na bëggoon a jëlu nguur 2012 mais Macky Sall moo ne Moussa Diop kaay sama wet nga jàppale ma jël nguur gi ndax bu ñu tasaaroo Abdoulaye dañuy rëcc. Moussa Diop mu ne ko loolu dëgg la ndax ñun AG jot na mën nañu liggéey gëm nañu yàlla gëm nañu suñu bopp waaye nit day xam boppam man Moussa Diop bii de jàpp naa ne am na li yow Macky Sall li ma ëppale mooy sénégalais lu ñu la xamee ñu ma noonu te yow dañu la xam ci liggéey te yow wóor na yàlla ku la jàppale di nga dem te sant yàlla ñu jàppale ko ñu fal ko 2019 ñu jàppalaat ko ñu falaat ko 2024 la mandat bi jeex bu soobee yàlla moom leer na ci bopp Macky Sall donc tey nag képp ku créé parti yow bëgg a jël nguur gi moo la tax a jóg donc ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax biir AG jot na di wax ne ñun suñu ambition yemul si jàppale Macky Sall fal ko falaat bu jeexalee nag ñun ñu samp suñu dënd lu góor am boo de ko doomam daanaka. donc loolu nay leer. pour mandat moom xam naa doo ci wax. non wax naa la léegi. une patate chaude quoi. c'est pas du tout une patate chaude. ah Macky Sall lañ ko fal pour ñaari mandat jeex na 2024 mu jeexal keneen ñëw loolu c'est pas compliqué. loolu en quoi c'est une patate chaude am na ñu ko fi wax. ku ci mel ne le gars de Sori Kaba. non moom jëbu rek wax man dafa am interview xam nga interview bi du ay 30 simili wala une minute yooyu noonu dafa am lu mu wax émission la am na lu mu wax ci émission mu tax ñu xëy na Macky Sall ne ko yow wóoluwuma la ci li ma la dënk danaa la yóbbu si leneen Macky Sall nag moo xam moom lañ fi fal pour mu jox ñi ay ndombol tànk wala mu tekki seen ndombol tànk mais ku ñu jàppale dañ la dindi fii ndax troisième mandat wala deuxième mandat loolu taxawul. ndax loolu xëy na leneen la ak tamit discipline de parti parce que ci fan yu balaa interview Sori Kaba dans le ci presse bi waa Benno Bokk Yaakaar Macky Sall da leen wóolu pour ñu xoolaat seen communication nu ñu koy doxale xëy na moom respecté wul consignes yi moo tax ñu tekki ndombul tànkam mais waxu deuxième troisième mandat loolu taxul ñi ngay dóor sa doom loolu. léegi ñu ñëw ci actualité depuis Macky Sall léegi foofu nag la ñuy jeexlee ñu boucler dañoo gis ni depuis Macky Sall fal waa dëkk dafa métti gis seen ba ay faux billets dugg fii non pour dire ay faux billets dugg fii ñu ngi yokk njëgu courant bi y a tellement de choses yoo xam ne tey jii Sénégal yi bari ñu ngi naan mais fa la ñu jëm ak Macky Sall est-ce que lan moo xew pour yow. dëkk bi baal ma gënul métti ak Macky Sall Macky Sall da koy gën a daanaka setal ndax boo gisee tey ñuy gis ay faux billets ak ay faux billets. non déedéet boo demee ba teg sa bët faux billet mooy dafa am ñuy liggéey ba ñu jàpp faux billet amoon na ay jamono faux billet daanoo ko gis wala da nga koy gis doo xam ni faux billet la donc loolu moo dangereux ñoo xam ne ñii dañuy doxante ak faux billet di ko battre ci ay soirée wala feneen bu fu mënta doon di def ay trafic du visa ak yeneen ak yeneen Macky Sall bu mu ñëwee la ñu yeesal la ñu setal dëkk bi ba ngay teg sa bët nga xam ne lii faux billet la donc moom mi ngi liggéey pour assainir pour setal dëkk bi donc faux billet mooy xaalis bu tilim mu salte Macky Sall mi ngi setal dëkk bi te lépp loo xam ne da nga koy defar ci njëlbeen dina métti tey ñoo ngi wax dem ak dikk bi Dakar dafa métti ndax dañ naka defar ay autopont pour gën a yombal mbir c'est normal bu ñu doon defar échange de l'émergence Grand Yoff métti yoon na waaye tey kan mooy waxu métti boobu noonu jàll na léegi drogue bi ñuy jàpp après ñu jekki-jekki na am genn wàll gi réer na non genn wàll bu réeree
sayul dinañ ko gis bu ñu gisee boo gisee tey ñuy jàpp drogue dafa loolooy wane ni gars yi ñu ngi liggéey ndax ma nekk ci réew ñu ne jàpp nañu lii wala lii dagg na moo gën ñu toog ci dëkk boo xam ne da ngay jàpp ni lépp baax na alors que lu bëri mi ngi remonté dans suñu baaxul Macky Sall est en train d'assainir le pays mi ngi liggéey nañ ko bàyyi mu kon di liggéey am na ñoo xam ne nag seen liggéey mooy wax ñu nekk ci kuj gi loolu c'est normal loolu lañ leen baaxee loolu mooy wax mais nag ñun ñu ànd ak Macky Sall di ko jàppale ci liggéey bi lu ñu war mooy fekk askan wi ci seen i jafe-jafe jàppale leen foofu noonu yaa ngi doon wax wàllu mbirum Senelec mbirum courant bi. c'est difficile 10 à 6% augmentation. non métti na maa ngi ñaan daal autorité Senelec yi ñu xool nu ñu mën a def ba du métti trop ci booru sénégalais yi ndax xëy na parce que mesure boo gis du dem ba abadandaay man mun nga ko doxal fii ak juróomi weer wala at nga dellu si waat ndax am nga feneen foo xam ne mun nga jël xaalis bi nga doon perte dugal ko foofu noonu lépp xaj na si. mais li ma bëgg daal ni ko président Macky Sall waxee moom bëgg na ci nguuram njëgi di wàññeeku bëggul lenn yokk ndax yoonu yokkute ci dundunu aski la ndax waaye du ci jëg bi donc ñi ngi koy sant bu baax a baax di ñaan waa Senelec ñu gën a góorgóorlu pour askan wi gën a gis seen bopp ñu yombaleen njëgu courant bi waaye lépp lu baax nag loo gis ci réew dafa am njëg te néew ma faw mu am mais lu mënul ñàkk faw mu am. di masawu baax a baax état bi mu amul xaalis quoi léegi il faut que mu jéem a dem ci sénégalais yi di jël di lii quoi di def augmentation pour. non xam nga loolu waxu daanu sare la ndax Moussa Diop bi mu ñëwee DG Dakar Dem bi dafa gis ni njëgu ticket transport yi taxul ba ñuy am ay bus ci juróomi simili wala fukki simili wala fukk ak juróomi simili bëggoon na lu gars yi di wax réajusté maanaam yóbbu njëg bi fu mu naroon a nekk ndax Macky Sall moo ne man. comme ni mu ko waxee sànq bëgguma lépp yokk dama bëgg lépp wàññeeku ci njëg mi donc yow Moussa Diop xam naa bu baax fi nga bëgg a jëm da nga bëgg a gën a yokk kaaraange gën a yokk bànneex dem ak dikk bi ngir askan wi waaye maa ngi lay ñaan daal njëg bi fu mu nekk bàyyi ko foofu noonu xam naa métti na trop ci yéen te ñi ma dënk liggéey pour ñu leen di jàppale jox leen xaalis bu ñu leen amal duñ leen ko jox ci waxtu waaye gën leen muñ rek xool leen ci yan anam ngeen mën a amee xaalis feneen pour njëg bi ba na yokk ci askan wi donc bu ñu nee xaalis dëkk bi amul xaalis moo tax ñuy yokk yeneen kon Dakar di mën nañu yokk prix yi mais Macky Sall dafa am fenn foo xam ne daan fii jaru foo yokk foofu nañu xool lu ñu mën a def ba bu nar a yokk sax du métti trop ci Sénégalais donc loolu du explication logique naan dëkk bi amul xaalis crise daanaka fépp la boo demee États-Unis am na crise ñi naan am na xaalis ñi amul xaalis boo demee Japon même chose boo demee France même chose boo demee Argentine Bolivie fépp ci àdduna bi ku ci nekk booy gérer sa dëkk da ngay xool si yow yan anam nga nar a def ba sa askan yokkute buy am bu mu metti trop ci ñoom ñi ngi gis rek fan yi Iran dañuy ñëw yokk plus de xaw ma ñaata % prix carburant bi ba mu am ay nu mu tudd ay émeute biiru Iran ak yeneen gox-goxaan yi yu wër Téhéran donc jafe-jafe yi fépp la boo gisee tey ñiy jàpp faux billets ñuy jàpp drogue day tax ba jafe-jafe yi gën a wàññeeku ba Sénégal jëm kanam ndax booy defar dina métti mais boo xasee ba pare defar yoon bi day neex. waaw ñu bàyyi la nga tëj rek. waaw di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa teranga.info di jaajëfal waa Sénégal samay mbokku Dakar Dem Dikk ak surtout principalement samay mbokku Ziguinchor ñuy seetaan di leen wax ne le grand Ziguinchor moom yéen ko tax a jóg te dañoo bëgg daal fexe ba ñun suñu dundin mu bañ a mel ni ñu fi meloon fan yi weesu ndax am na ñoo xam ne dañ leen dënk liggéey pour ñu daanaka ñu yombal pardon am na ñoo xam ne dañ leen dënk dara pour jafe-jafe askan yi mu saafaroo mais malheureusement nag defuñu seen liggéey. donc ñun tey le grand Ziguinchor maa ngi woote Ziguinchor yi yëpp Ziguinchor waay yëpp ñu ñëw ànd doon benn ñu liggéey suñu Ziguinchor liggéey suñu Casamance. le grand Sénégal nag maa ngi koy bàyyi président Macky Sall ak ñi mu àndal seen yéeg naa ñoom Moussa Diop ñoom ñoo mën a gérer de façon macro mais ñun nag ñun ndaw yi dañu gérer Ziguinchor néew ma Ziguinchor dafa ndaw waaye ñun moom la ñu attan waaw di ñaax ndaw yi daal nañu ñu ànd ñu liggéey ndax liggéey mooy ëllëgu réew. merci Opa Kadior Mendy doon chargé de communication bu AG Jotna mais aussi tamit yor wàllu marketing ak commercial bu Dakar Dem Dikk bokk ci mouvance présidentielle ñu koy gërëm bu baax di ko sant di leen wax rek ngeen suivre seen site latiranga.info mais aussi ci YouTube La Teranga TV di leen jaajëfal bu baax.